mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige kóolute kooku sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyee xel ngir xam xibaar ya nga xam ne ñoo amee ci biir réew mi waaye it amee ca bitim réew la gën a fës ci boppu xibaar yi ci bésub talaata gi yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ci atum 2022 la ca gën a fës de nekk daal nooyi bi nga xam ne askan ba nga xam ne moo nekkee ci mbuurkat des nañ ko nooyi ana lan moo ko waral njiitub réew mi son excellence Macky Sall daal di xaatim ab décret boo xam ne dafay déclassifier forêt mbuurkat ba nga xam ne ñoom de dëkkoon nañ fa ba ay jamono ñu tojoon seen kër xibaar boobee nag ki ko xamle mooy premier ministre Yankoba Diattara ginnaaw buñ ko dalalee woon démb ci télévision régionale prestige ci émission bu ñuy wax invité de la rédaction élection législative yi fas yéene am ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2022 président bi nga xam ne moo jiite mouvement bu ñuy wax AND di alliance pour une nouvelle direction di docteur Djibril Sarr moom de taxaw na tembe ngir jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ko xamle bés yi weesu fii ci Thiès jàpp ne nag juróomi fan dong moo des ñu daal di amal élection législative yi ndax la nga xam ne mooy waajtaayub élection yooyee yemb na loolee de ki nga xam ne mooy sous-préfet bu commune d'arrondissement bu Thiès Nord wax ne daal lépp feete na boor ca goxam ñuy xaar rek fanweer fan ak benn ngir électeurs yi ñëw daal di jëf xibaar yi nga xam ne moo amee ca bitim réew ak wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndar keppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di fuus yaatal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan jamono yi ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige doore xibaar yi ak li nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus waa ministère de la santé et de l'action sociale xamle na lu tolloog juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak ñett ci ay test def nañ ko test yooyu nag firndeel ne lu tolloog fanweeri nit am nañu mbas mi di coronavirus kenn ki sax dañ ko doon topp mu amoon feebar boobee ñeent yi nag dañoo laale ak ka nga xam ne dafa amee feebar bi waaye nag fukk ak juróom yi yëpp dañ leen ko wàll te kenn xamul ana kan moo leen ko wàll ñeent fukki nit ak ñett daal di wër ba yenu seen bagage woon hôpitaux ya ginnaaw daal di ñibbi seen kër jamono yi nag foofee ca sauvetage kenn nekku fa waaye it kenn ñàkkul bakkanam ci bésub altine gi weesu démb mbokk yi nag comme ni ma leen ko waxee woon ci boppu xabaar yi ab xibaar bu tiis daal di rot ci Sénégal wërngal këpp daal di gën a yitteel fi nga xam ne moom mooy Thiès ña nga xam ne ñoo nekkoon ca Mbour 4 ñoom de te ay jamono nag wala ay weer yi weesu rek ñi nga xam ne ñooy waa Descos daanaloon seen tabax yooyee te loolee nag ju defoon rek tiis ca ña fa dëkk ak ñi nga xam ne ñooy askanub Sénégal daa mel ni nag mbir ma daal sotti na ndax ba ñuy amal pose pierre château d'eau KMS 3 ña nga xam ne ñoo dëkkee Mbourkat daal di yëkkati woon ab pancarte ñaan njiitu réew mi mu daal di déclassifier la nga xam ne moom mooy forêt boobee daa mel ni nag lootu feete na boor ñeenti téeméer ak juróom-ñett ak ñeenti hectares daal di nañ ko nag jëbbal nit ña pour ñu mën fa amal seen dëkkuwaay loolee nag la ki nga xam ne mooy ministre Yankoba Diattara xamle wone décret ba en direct ci télévision régionale ginnaaw bu ñu ko doon dalal ci émission bi nga xam ne moom la ñuy wax invité de la rédaction yitteel wàllub campagne électorale bile Yankoba Diattara sëkkoon waxtaan ak Pape Abdoulaye Mbengue ñu teewlu. ci bëggoon wax rek mooy dañuy sant suñu borom bu baax. waaw ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekkee lii macha allah. muy acte bu am solo boo xam ni son excellence monsieur le président Macky Sall posé na ko. ah oui muy signé décret bi nga xam ni ñaari décret la en fait. décret bi nga xam ni mooy porte déclassement bi. pour partie bi nga xam ni mooy régulariser. mën naa ni une partie de Mbourkat. comme ni ma waxee sànq. sant yàlla bu baax macha allah. ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekkee
parce que lii dafa nekk loo xam ni waa Thiès yëpp ko doon xaar. donc muy loo xam ni nag lu rëy la. loo xam ni président de la République son excellence Macky Sall. moo ko defaat muy acte bu am solo. boo xam ne posé na ko pour waa Thiès. muy loo xam ne aussi engagement la bu mu jëloon. absolument maintenant comme ni ñu xamee administration rek. donc administration ay procédure la aussi donc mais yàlla suturaal nañu tey. ba mën naa ni li nga xam ni jëloon na ko am comme engagement son président de la République yàlla mottali na ko tey. absolument mais également sant bu la preuve est baax bien là di gërëm président Idrissa Seck. ci taxawaay yu yaatu. taxawaay yu am solo yu mu ci am. ci suivi mais également ci générosité bu mu ci taxawee. mais également ak nangul bu ko président de la République nangul. ñoom ñaar ñu suivre ko. ba tey mu aboutir nii. absolument donc muy loo xam ni. mën naa ni tey waa Thiès. mën nañ ci sagu. Sénégal mën na ci sagu. mais également muy wane rek. sensibilité ak taxawaay yi nga xam ne suñu kilifa yi. am nañ ak may nopp bi ñuy may nopp pour préoccupation yi nga xam population am na ko. très bien te lii donc yàlla dafa dogal man j'ai été témoin. en conseil des ministres à maintes reprises. donc man ak sama collègue docteur Ndiaye wax na ko bërki démb. mais également taxawaay yu am solo yu ci président Idrissa Seck def. ba bërki démb bu ñu wax ak président de la République nangu. woo ko téléphone waxtaan ak waa Mbourkat au téléphone. rassuré leen. ni leen mu ngi en cours. ba tey yàlla dogal président Idrissa jot dossier bi. yónnee ma ko donc daan ma comme ni nga ko doon doxee continuer ko waxtaan ak waa Mbourkat mu informer leen. ba tey mën naa ni mu aboutir ci jàmm. absolument comme président ni mu ko waxee. muy décret boo xam day déclasser. une partie donc de la forêt classée. donc mooy fi ñu occupé woon. mais également décret buy autoriser. donc le plan. d'aménagement de détail ndax il faut après ñu daal di approuver mën naa ni plan yi pour que kayit yi gaaw génn sinon day topp ay procédures yàgg je pense que même incha allah rabbi dès demain yàlla mën na def équipe nekk en place au niveau des domaines pour commencer joxe actes yi nga xam ni moom la waa Mbourkat doon xaar de plusieurs années. mbokk yi nag mu ngoog Yankoba Diattara doon leeral décret boobee nga xam ne njiitub réew mi daal dina ko xaatim mu doon it jaajëfal ki nga xam ne moom mooy président Idrissa Seck ci taxawaayam. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca bërëb ba nag ca Mbourkat gis ngeen ne ci 2016 atum 2016 la mairie bu Thiès leen joxoon dëkkuwaay yooyee waaye nag ndekete yoo anam ba daal jaarul woon ci yoon loolee sax moo taxoon ñu doon ko waa Descos doon toj la nga xam ne mooy kër ya ginnaaw nag bu xibaar bi rotee démb tey ci suba nag suñu reporter yi demoon nañu ca bërëb ba ngir xool waaye nag fekk fa ñenn ci ñoom ana nan lañu teeroo li nga xam ne moom mooy jëfub son excellence le président de la République Macky Sall. reportage ca quartier Mbourkat bokk ci commune bu Thiès Ouest ci reportage yu Isa Dappa ak Doudou Thiey. ca weerub janvier 2021 la nguuru Sénégal daaneeloon ay kër yu bëri foofee ca Mbourkat ca biir Thiès ba pare daal di jël bërëb boobu yëpp daat koy ber nekkee na mënu fa tabax. gannaaw nag ba nga xamee ni njiitalu réew mi président Macky Sall jël na décret bi nga xam ni rek mooy delloowaat waa dëkk ba li nga xam ne moom la ñu moom foofa ca Mbourkat mbégte bu rëy juddu na ci xolu ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu déglu seeni kàddu. kon ñu ngi exprimer suñu contentement vraiment di ko remercier. parce que xeex bi xeex bu yàgg la xeexu ay ati at la mën nañ ne xeexu ay fukki at wala ay ñaar fukki at daaw ñëpp gis nañ toj yi ñu fi tojoon ay kër ba léegi mbir mi sotteegul woon donc naqar bi mu juróon ci àdduna bi yëpp ñëpp di ko gis mu juróon benn gàkk-gàkk bu doy waar ci Sénégal maanaam ay borom kër ñu xëy rek daaneel seen kër donc kon tey bu ñu xëyee benn at après président ne dafa décider régulariser ko donc loolu ñun dañ koy kontaan waaye nag ñu koy wax ni application wa nag mooy problème ba dañoo bëgg bu ñu koy régulariser ña nga xam dañ leen tojaloon ñu digoon leen ni dañ leen di delloo ñooñu effectivement ñu delloo ñooñu ña nga xam ne amoon nañu fi ay terrain également ñu delloo leen parce que entre signer décret ak publier ko à journal officiel yaakaar naa am na benn durée bu mag a mag bu ci nekk donc bu mu nekk benn annonce rek ñu ne président signé na rek ñu yem foofu waaye nañ dem au delà de ça bu ñu ko signé ñu publier ko donc décret bi génne autorité administrative yi entrer en contact avec les populations surtout collectif fi nekk donc ñu xool ñi fi amoon ñëpp ñu mën leen delloo donc man ba ma ko déggee daal contentement laa ci am. ki nga xamante ni nag moo toppoon ci kii jiite collectif waa Mbourkat nag moom wane na mbégteem wante li nga xam ne rek moom la ci teg mooy que ni décret bi nañ ko topp ba mu mat sëkk. donc li ñu koy ñaan mooy autorité administrative yu nekk ñun ñu ngi koy suivre très près nag quand même di ko suivre très près di leen daal alignement lañ bëgg ñi fi nekk nga xamante ne dañu fi am ay kër wala am fi ay terrain wala am fi ay pen ñu def alignement ñi nga xamante ne dañoo nekk fi nga xamante ne mbedd dafaa jaar donc ñu mën leen déplacer feneen mais ñu jox leen
ñu wax ne aussi amoon na benn recensement bu ñu fi defoon recensement bu nañ fexe ne ba ñooñu ñu recensé woon ñëpp comme président moo déclassement bi c'est pour les populations c'est pas pour des autorités donc dañoo ñaan ñu jox ko population yi waaye ñu bañ ko delloo ay nit ñoo xamante ne dañoo nekk seen bureau di signer ñu mën koo jox ay nit donc loolu laa bëggoon wax daal par rapport si nouvelle bu bees bi nouvelle bi ñi nga xam ne kontaan nañ ci loolu donc di si remercier waat président de la république di ko wax ni daal vraiment li mu def c'est arrivé à son heure. gannaaw nag mbégte jib na ci xolu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci bërëb boobu leneen rek li nga xam ne mooy seen ñaxtu mooy que ne ñi nga xam ne ñàkkoon nañ li ñu amoon. ñu àddu nag ci li jëm ci wàllub politique ñeenti juróomi fan rek ñoo des ñu daal di amal li nga xam ne moom mooy élection législative yi lee waaye nag la jëm nag ci wàllub carte électeurs yi ñi nga xam ne ñoo moomee carte ya booba ba léegi de carte yaa nga fa kenn demul jël si leen ñu fàttali nag ci fanweeri fan ci weerub juillet la délai bi fas yéene jeex lu tolloog ay téeméer wala junnib ay carte de ñu nga ca commune bu Thiès Nord te kenn jëmul jël si carte yooyee boo tax na nag sous-préfet commune d'arrondissement bu Thiès Nord di Abdoul Sy mu ngay wax rek ne nit ñi nañ ñëw jëli seen carte ndax délai ba wala app ba wala ca des bëriwul ñu teewlu ko ci waxtaan bu mu sëkk ak Isaac Dappa ak soxna Fatou Kenyang. waaw fii may wax ak yow nii jot nañu lépp li nga xamante ne mooy matériel électoral maanaam yëf yi yemb na muy isoloir muy urne muy bulletin enveloppe lépp loo xamante ne jëm na ci élection yi rek fii may wax ak yéen nii jot nañu ko ñi ngi def li ñu naan conditionnement maanaam li nga xamante ne mooy bulletin de vote yi pour mën ko éclater yóbbu ko ci lieu de vote yi donc loolu également dañ ci jaajëfal ministre de l'Intérieur parce que jël nañu toutes les dispositions ba nga xam ne à une semaine vraiment ñu jot lépp donc loolu benn la bi ci des aussi mooy ñu rappeler rek au niveau de l'arrondissement de Thiès Nord am nañu fukki lieu de vote maanaam bërëb yi ñuy voté fukk ak juróom-ñeent ci fukk ak juróom-ñeent yooyu am nañ ci téeméer ak fukki bureau de vote yoo xamante ne bii 61 028 électeurs maanaam juróom benn fukki junni ak ñaar fukk ak juróom-ñetti nit yuy wote ñoom ñoo fi ne donc maanaam lépp yemb na fii may wax ak yéen waa ñi siégé daanaka ay comme ni ko loi bi diglee ay fonctionnaires lañu maanaam ay agents de l'État lañu et ñi ci ëpp ci ñoom sax daanaka ay jàngalekat lañu naam ci ay examen lañu nekkoon génn ci am également BFM bi waaye ñi ci ëpp daal daanaka fu mu fii may wax ak yéen pare nañu donc ñooñu ñoom ñooy nekk président bureau nekk assesseur nekk secrétaire waaye du ñoom kese itam ndax formation politique yi maanaam coalition yi ñoom itam dañuy yónnee seeni ndaw ñooñu ñëpp fii may wax ak yéen def nañu li nga xamante ne mooy constituer bureau de vote arrêté bi maanaam loolu donc yemb na fii may wax ak yéen. des ba léegi ca sous-préfecture bu commune bu Thiès Nord ki nga xam ne moom mooy Abdoul Sy moom it mu ngay xamle ne li jëm ci wàllub élection yi la jëm ci wàllub waajtaay ya lépp feete na boor urne ya ak lépp loo xam ne rek mooy tax élection ñoŋ nee nañ daal fii ci commune bu Thiès Nord loolee daal dina feete boor loolu nag ginnaaw bu ko Isaac Dappa ak Fatou Kenyang sampep laaj jëm ci li ni mel la mu tontu daal nee na kay mbir ya feete na boor ñu teewlu Abdoul Sy. waaw carte yi ñun téyewuñu ko bu fi nekkee ba tey itam yaakaar naa nit ñi ñoo jël siwul seeni carte ndax commission bi mi ngi fi depuis presque ñeent fukki fan commission baa ngi fi di liggéey di joxe carte yi xëy na ni ñu koy jëlsee néew na parce que léeg-léeg ay ñaar ñetti carte wala ba juróomi carte la nit ñi di jël si par bés donc ce qu'il faut dire mooy ñi ngi ñaan nit ñi ñëw jël si seeni carte donc ñun téyewuñu ko am nañu juróom-ñetti téeméeri carte ak fanweer ak benn ci yi nga xamante ne moom moo soqeekoo ci li ñu naan refonte bu dee ci wàllu révision 2021 bi amoon nañ ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett carte yi ñu jot bu dee ci wàllum révision 2022 bi
jot nañ ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci loolu ñu joxe ci bu dee ci wàllum refonte bi juróom ñeent mu des juróom ñett ak ñaar fukk ak ñaar ci révision 2021 ñu joxe ci fukk ak juróom benn mu des ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar bu dee ci révision 2022 bi nag mooy bii ñu nekk nii ci at mi ñu nekk nii ñu jotoon ci junni ak ñetti téeméer comme na ma ko waxee ak juróom fukk ak ñeent ñu joxe ci lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. des ba léegi mbokk yi ci wàllub élection législative yooyu ki nga xam ne nag mooy docteur Djibril Sarr di président mouvement bu ñuy wax AND di firndeel rek alliance pour une nouvelle direction moom nag mu ngi doon jàkkaarloo ak taskatub xabaar yi ci bés yi weesu fii ci Thiès wax ne daal fu mu toll nii yéen na bagaasam ngir jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar ndax jàpp na ne daal dina fexe ba ñooñee am majorité la ko waral daal indi na ci leeral ñu teewlu docteur Djibril Sarr ci micro Cheikh Fall. maanaam dañu jëm ci élection législative yi nga xam ni Thiès dafa war a wane boppam ci élection yi ñu jëm ñëpp xam nañu loolu parce que ku ne xam nañu génn nañ ci élection locale yi te ñëpp xam nañu gis nañu nu mu demee donc élection yi ni bi mu jotee président de la république dénk ki nga xam ni mooy Idrissa Seck pôle région yu Thiès pour que mu jiite élection yi nga xam ni moom la ñu jël muy élection nationale muy élection législative. élection législative bi dafa nekk ci contexte boo xam ni contexte sécuritaire bu particulier ñëpp xam nañu actuellement sous région bi dafa am instabilité gis ngeen dëkk yu mel ni Guinée gis ngeen dëkk yu mel ni Mali gis ngeen dëkk yu mel ni Burkina Faso instabilité bu fa am ak insécurité bu fa am ñun Sénégal ñu nekk ci biir dëkk yooyu donc ñun lépp lu ñu mën a def rek war nañu moytu insécurité boobu ak instabilité boobu dugg suñu réew pour cela nag on ne peut pas s'aventurer taxaw fii ci Sénégal di wax ay affaire cohabitation je pense que Sénégal tollaguñu foo xam ni dinañ mën a def une cohabitation yi même dans les pays développés sax gis ngeen problème yi mu fay engendrer donc ñun Sénégal contexte bi ñu nekk def naa waruñu wax sax cohabitation bi ci contexte boobu le mouvement Alliance pour une nouvelle pour une nouvelle direction ànd que je dirige ak man ñi ma àndal ñoo décidé ci contexte bi ñu ànd ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak le président Idrissa Seck bi nga xam ni moom la Macky Sall dénk pôle bi nga xam ni mooy pôle région Thiès pour que ñu am une grande victoire pour la commune de Thiès et pour le département de Thiès. parce que gis nañu élection yi Macky Sall président de la République war na am une majorité écrasante pour éviter la cohabitation. mbokki nag ba léegi ci wàllub élection yooyu ba léegi la ñuy des gis ngeen ne nag wax naa ko élection yi ñu ngi jege si campagne bi nag di wéy di am waaye nag fii ci marché central bu Thiès di marché bu mag ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat ya am na nag waa joo xam ne mu ngi tudd Abdoulaye Diop di seen responsable daal dina leen mobiliser waaye nag seen taxawaay lenn rek la wala ñoom ñëpp ñoo bokk gis-gis mooy daal fexe ba daal di jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar la ko waral daal nee nañu dinañ fexe dégg ba ñooñee am majorité ci assemblée nationale ndax nee nañ daal loolu mooy tax ñu mën a liggéey Sénégal ngir jëmal réew mi kanam kàddu yooyee nag la Abdoulaye Diop yëkkati ñu teewlu ko ci micro soxna Mame Biram Cissé Gueye ak Doudou Thiey. sabab bi moom du dara lu dul ñun dëkk Thiès vraiment xam engagement yi Idrissa Seck am ci Thiès ak yéen a jim ci am ñu bëgg a ànd ak moom rek incha allahu rabbi bu ko yàlla dogalee mottalil ko yéene yi ci kattanu kun fa yàkkoon bu soobee yàlla. waaw li may ñaax askanu marché ak askanu waa Thiès mooy ñu dem retirer ji carte yi ndax kuy xeex da nga yor arme te arme bi mooy carte bi te yéen waa marché central bu leen fàtte ne bi inscription mittee dañ leen indil commission mobile fii ci biir marché bi kon ñëpp am nañ carte nañ jëli carte yi ñu teel a voté ji incha allah hôtel Benno mu gañaa incha allahu rabbi l' assemblée nationale en majorité bu soobee yàlla. président Macky Sall commencé naa def ay jéego ci ñun parce que fan yii rek teg nañ benn xeer boo xamante ne ci Diassap un marché central de poissons et de légumes ñuy gën a tamit di xamal autorités yi ni leen
c'est un marché central de poissons et de légumes loolu la ñu wax bu ñu financé ay milliards tamit nan fexe jën ak légumes ak viande yëpp dem fa parce que dafa am ay lieux de conservation ñëpp gi ci seen bopp parce que c'est un marché central de poissons de légumes de la viande ainsi que des fruits. mbokk yi nag ñu daal di àddu ci li nga xam ne moo yitteel biir réew mi di actualité nationale daal di ko dooree nag ca inauguration brigade nationale des sapeurs pompiers démb nag lañ ko inauguré ca fa nga xam ne moom mooy goxub Bakel njiitub premier ministre mooy ministre de l'intérieur bu Sénégal di Félix Antoine Diome moom moo ko inauguré woon àndoon ci commandant de la brigade nationale des sapeurs pompiers di général de brigade Mor Seck loolu moo gën a fës ci xibaar yi teel biir réew mi ñu ànd ci soxna Adji Aram Seck. ñu door xibaar biir réew mi wax ci kii di Mary Teuw Niane dafa daal di démissionné ca Petrosen moom nag moo ko daal di xamle démb ci altine bi ci ay kàddoom mu ngi xamle ni moom moo démissionné ci boppam ci poste njiitu conseil administration bu Petrosen te ci loolu mu ngi gërëm njiitu réew mi Macky Sall ndax jàppale na ko waaye itam joxoon na ko confiance loolu moo tax ñu mën a taxawal li nga xam ne moom moo di groupe Petrosen. bu ñu jógee ci loolu dem ca Bakel jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di Antoine Félix Diome daal di nuy inauguré centre principal incendie de secours bu sapeur pompier ca diwaanu Bakel waayu général Mor Seck di commandant brigade nationale bu sapeur pompier. ci loolee la kii di Ibrahima Baba Sall daal di xamle ni askan bu Bakel am nañu mbégte ak contentement ci boobu la infrastructure ndax mu ngi firndeel ni njiitu réew mi mu ngi leen di bàyyi xel ci liggéey mi ndax centre incendie boobu nekk na lu ñu yellool la. ñu jeexal xibaar biir réew mi ak ajub Makka ren avion bu njëkk bi delloo ci ujaaj yi ak si na démb fii ci Sénégal avion boobu nag ma nga bàyyeekoo ca Jidda te amoon na 400 ujaaj ak fukk ak benn ñoom ñooñee nag ci agence privée yi la ñu demee woon ci noonu la ñii di njiitu agence bi ak ay ujaaj daal di xamle mbégte ak contentement bi ñu am ci seen tukki bi ndax amuñu ci benn jafe-jafe dem bi ak ci dikk bi yépp loolu fi wàccoon ci xibaar yi ñeel biir réew. bàkk boobee di jëmmal la nga xam ne moo amee ca bitim réew seen télévision régionale bés bu yàlla sàkk mu koy topp ngir mën a fexe daal ba yow ñeen ñi ñuy seetaan xam ana lan moo gën a fës ca yeneen réew ya waaye tey jii de la ñu gën a nemmeeku mooy réewum Russie ñu ngay wéy di dëggal seen bopp ci jamarloo bi nga xam ne moo dox seen diggante ak Ukraine boobaak nag ba léegi teg ay weer Russie nag di bombarder dëkk boobee loolu nag moo gën a fës ci li nga xam ne moo yitteel wàllu bitim réew Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ci RDC ay base MONUSCO yu nekk ca Goma la ay manifestants daal di rajaxe ba mu yàqu ñoom nag dañoo daal di daaj di buntu ba avant ñu fay dugg daal di yàq bien yi nga xamante ne ñoo nekkoon foofee loolee nag dañ koo def ngir daal di bëgg waa ONU daal di génn réew ma même situation boobee nag moo amoon foofee ca base bu TMK te nekk ca quartier bu ñuy wax Mabanga Sud foofee nag ay antenne parabolique ak tamit ay biens yu am valeur yi nga xamante ne ay casque bleu ñoo ko moom ay casque bleu yi nga xamante ne sax dañoo bokk ci MONUSCO ñoom la ay manifestants daal di yóbbu manifestation yi nag si niñ ko xamlee dañoo daal di mer ba fëttu ngir bëgg rek waa ONU daal di génn réew ma ay agent wu MONUSCO nag yu fekkee woon jéeye ba daal dinañ indi 2 hélicoptère ba daal di évacuer sax ay casque bleu yi nga xamante ne ñoo fa jotoon a nekk. guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie mu ngi wéy di amal jamono ji ba tey autorité ukrainienne yi ñoo ngi xamle tey ji ci talaata gii ne waa Russie daal dinañ amal ay bombardement yu métti foofe ci sud Ukraine ci réew bi ñuy wax Mykolaiv te jege loolu Odessa ñuy fàttali ne rek guerre bi jamono ji moo ngi ci juróom benn weeram géant gazier russe bii nag di Gazprom daal dina xamle ne dina daal di wàññi gaz bi nga xamante ne moom la doon joxe foofee ci réewu Europe commandement sud bu armée ukrainienne bi nag daal dina xamle ne amal na ay frappe yu am doole foofee ca sud bu Ukraine jaarale ko ci ay avion yi nga xamante ne ci géej gi la jóge ca Odessa nag ay bâtiment résidentiel ak it ay agglomération côtière daal dina ko laal waaye nag kenn jotu see ñàkk bakkanam waaye armée bi nag ci communiqué bi mu jot a génne mu nga xamle ne ci attaque yooyee nga xamante ne moom la waa Russie mujjee def jotagul am benn victime mbokk yi tey lii moo nekkoon seen xibaaru bitim réew.
mbokk yi nag ñu daal di àddu xuus ca la nga xam ne moo gën a fës ci wàllub tàggat yaram ci bésub talaata gi lee ñu teewlu. ñu daal di tàmbalee xibaaru tàggat yaram yi ak li nga xam ne moo jëm ci combat bi fas yéene dox ci diggante Balla Gaye di Lion de Guédiawaye ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux ñu gis ne nag jamono yi ñaari mbër yooyu népp ku nekk mu ngi wone sax bopp ci ni nga fas yéene taxawee ci combat boobee doomu Double Less bi nag xam na ne ndam la ne daal bëre ba daal su bés ba jotee du am ñaari minute mukk te daanul ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux. Balla nag wax na ne donte ne Gris xam na ne xeexkat la waaye nag nee na du ko may la nga xam ne mooy occasion ngir mu daal di jëfee maninaam. ñu jàpp ne nag combat boobee dina fas yéene am ba tax na nag ki nga xam ne mooy Balla Gaye wax na ne daal du ñàkk a wormaal ñi nga xam ne ñooy waa Géejawaay ndax mënu leen xaarloo diir bu yaatu ba tax na nag nee na daal ci lu tollook ñaari simili rek waram ñaari minute dina dëxëñ combat boobee daal di daan ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux. wax nag ci wàllub championnat d'Afrique cadet junior ñeel wàllub judo Sénégal de mënees nañ jàpp ne semaine bi weesu nekkoon na semaine am ndax nag daal di nañu jëlee neexal yu am solo fa nga xam ne moom mooy Kenya foofee ñu doon amal championnat d'Afrique cadet et junior jëm ci wàllub judo. gayndeb Sénégal yi nag daal di indi lu tollook juróom-ñeenti médaille ñaari sax ay or la ñu fàtte nag championnat d'Afrique judo cadet ak junior ñu ngi amee woon ci ñaar fan ak benn jàpp ñaar fan ak ñeent ci weeru juillet ca Nairobi ca capitale bu Kenya. Sénégal nag ginnaaw juróom-ñetti judokaam yëpp ñi nga xam ne bokkoon nañu ci championnat boobee ñoom ñëpp daal indi nañu médaille limba nag daal di tollook juróom ñeent. ñu jàpp ne nag médaille yooyu nga xam ne Sénégal am na ko daal dina ko nag jox ñetteelu place ub Afrique ci ginnaaw Égypte ak Angola. jeexale xibaaru tàggat yaram yi ak Tour de France xam ngeen ne ñu ngi koy daw jamono yëpp ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñooy observateurs yi wax ne daal ana kan moo mën a arrêté ki nga xam ne moom mooy Lorena Wiebes di doomub néerlandais bi moom nag am lu tollook ñaar fukki at ak ñett dong daal di wone jaloore ci li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu course boobee ndax nag dimanche ñaar fan ak ñeent ci juillet daal dina nag gagné première étape Tour de France jël wàllu jigéen yi loolee nag tax na nag ba mu daal di gagné maillot jaune ci Tour de France boobee. mu ngoog mbokk yi xibaaru tàggat yaram moo moo ndar keppe xabaar yi ci seen télévision régionale du Prestige nekkoon xibaar yi ci bésub talaata gi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ci atum 2022 ngeen bari woon lool ca bitim réew ngeen ñuy seetaan ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñi taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige bés bu yàlla sàkk nag ngeen rafetlu wala di safoo programme télévision régionale bi loolee nag jur mbégte ci mboolem seen liggéeykatu télévision régionale bi la fàttali leen nag bu ci kanamee su juróom-ñeenti waxtu jotee di 21h seen journal de la campagne ñu fas yéene ànd ci yéen àddu ci li nga xam ne moo yitteel élection législative yi lay ñeel wàllub campagne électorale mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jaamu.